mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak rajo Futur Media mboolem fu waay mën a nekk ànd ak RFM ñi ngi lay gërëm di la ñaanal kenn dalal jàmm fas yéene ànd ak yéen seen émission daan corona ni ñu ko baaxoo waxtaane lu aju ci mbirum coronavirus bi fi mu toll jamono ji ci réew mi ak it jéego yi nga xamante ne ji kilifa yi ñoo ngi koy def ci Sénégal ngir jàngoro ji jóge fi ana kon fan la ñu ci toll loolee la ñuy ànd ak yéen ci seen émission daan corona El Hadji Assane Gueye ngeen baaxoo doon ko ci àndal mu nekk kon ci yeneen yitte ñu fas yéene ci ànd ak yéen waxtaane rek li nga xam ne moom moo di coronavirus bi waxtaan wi ñu war ci ànd ak docteur Ousmane Gueye mooy directeur service national éducation information feu de la santé ñoo ngi xaar ci waxtaan wi it ak professeur Daouda Ndiaye moom it ñu baaxoo di ànd ak moom ci daan corona ay gan la buñ ca noppee daañu ànd ak auditeurs yi ngir ñoom it ñu wax ñu seen xalaat ci daal fan la ñu war a mën a jaar ba jàngoro ji fi nekk sonal nit ñi jóge fi lu ñu war a jël nay matuwaay fan la ñu war a yokk lu ñuy def te war koo bàyyi loolu yëpp daañu ko waxtaane ak yéen ci sottante xalaat ci daan corona waaye laata loolu ñu dalal kenn ci suñuy gan di docteur Ousmane Gueye docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay am mbégte ànd ak yow ci fajar gi li fi nekk moom boobu ba léegi ñoo ngi fi juróomi weer daanaka dooy caaxaan waaye yow mi nga xamante ne ji kon service national éducation ak information ci ministère de la santé yow yaay directeur bi loo ñu mën a baaxee ci stratégie bi gannaaw bu ñu amee sa xalaat ci fii réew mi toll ci xeex corona. waaw jërëjëf sëñ Mohamed maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs ak auditrices yi yëpp. di ñaanal réew mi yëpp jàmm di ñaan aussi comme ni nga ko waxee rek jàngoro bi jóge fi ñu lakkal ni la nga wax mooy fi mu ne nii stratégie yi ñuy def mooy renforcer suñu stratégie mooy li ñu commencé woon tàmbali koon bi ñu gisee ni jàngoro bi am na doole surtout Ndakaaru am na doole Thiès am na doole Diourbel ba tey jii ñu mën cee boole Ziguinchor ñu ne ñu suñu njiit muy ministre Abdoulaye Diouf Sarr nañu il faut ñu xoolaat suñu taxawaay te xoolaat boobu nag ci leen ne il faudrait que ñu renforcer aujourd'hui stratégie yi ñuy def yëpp ñu renforcer ko au niveau de ces 4 régions yi ma la citeel nii te defe naa comme xëy na sori nañu Diourbel Thiès ak Ziguinchor mais li ñu mën a gis Ndakaaru fii mooy sensibilisation de proximité bu ñu commencé boo xam ne bi ñoo xam ne ñu ngi koy def commencé wuñu ko sax depuis comme 2 semaines pratiquement ou 3 semaines ñu ngi ci dem partout amul place bu ñuy bay amul kër bu ñuy bay parce que dañuy cibler par quartier la ñuy def te loolu ñu ngi koy def en collaboration ak jeunesse yi nekk foofu quartier yooyu ak région médicale district sanitaire bi parce que dañu jël quartier yi def leen dugal ci ay comité yu ñu wax les comités locaux de quartier yi defe naa léegi nit ñi comprendre nañ ko dañu ko def ay kuréel yoo xam ne 10 personnes moo ci nekk di ci ëpp 10 personnes yooyu imam bi ci lay bokk délégué de quartier bi ci lay bokk ANC bi ci lay bokk relais communautaire bi ci lay bokk représentant municipalité bi ci lay bokk donc ñooñu lañuy jël jox leen mission yooyu mooy lan dugg leen ci kër yi mais bu ngeen di dugg aussi dafa am lu ñuy wax visite à domicile sécurisé maanaam dañ leen di jox ay jumtukaay masque gel jàngal leen aussi distanciation physique nan lañ koy respecté donc je crois que loolu bu ñu ko defee parce que nit ki quartier bu mu nekk ñooñu ñoo ko xam man bu ma jógoon tey dem biir Grand Yoff ne damay sensibiliser dugg ci kër yi amaana dinañ ma déglu mais xamuñu ma mais ñi dëkk ci quartier bu ñu ko defee ànd ak ñun ci lay gën a am doole ci lay gën a am impact donc stratégie boobu tey ñu ngi ci di wax nit ñi nan la ñu war a def respecter les gestes barrières maanaam takk masque distanciation physique raxasu loolu benn la mais deuxièmement waxtaan ak nit ñi ci mbirum li ñuy wax stigmatisation maanaam boddi parce que boo ko xoolee itam boddi bi mu ngi ñuy jural jafe-jafe ci benn fànn mooy nit ki dina yëg feebar ci yaramam mu xalaat ne dañ ko boddi wala dañ koy joxoñ ci quartier bi mu bañ a dem hôpital mu bañ a oote donc ba tax na ñi am ay li ñuy wax ay décès à domicile ba tax na ñi am ñoo xam ne dañuy yéex a dem hôpital finalement bu ñu fay àgg dañu fay àgg ci état boo
finalement day évoluer vers un cas grave dem réanimation par suñu borom jël seen bakkan donc loolu tam ñu sas leen ne il faut ngeen waxtaan ak population bi pour loolu mën a dañ donc Mohamed stratégie yooyu la ñu commencé di renforcer. boo ko xoolee aussi waaye foofu laa bëggoon a ñëw yéen a nga ca mais est-ce que gisagum ngeen ci ay résultats. waaw ci li ñuy xam nga xayma benn semaine ñaari semaine ñetti semaine nga ne da ngay xayma dafay teel. mais gis nañu am na endroit yoo xam ne jaar nga fa waxtaan ak ñoom takkuloo leen masque delluwaat foofu ñaari fan ñetti fan nga gis nañu takk masque dañoo xanaat ni vraiment commencé nañu jàpp message bi. donc njort bu rafet boobu commencé nañ ko am mais loolu warul tax ñi toog parce que li am solo mooy loo def lu ne da nga koy consolider maanaam boo fa jaaree tey une semaine au maximum 2 semaines jaaraat fa nga seet la effectivement la nga waxoon ak la nga jëflante ak ñoom ndax ñu ngi koy def ba léegi bu fekkee defuñu ko nga toog waxtaan ak ñoom laaj leen lu waral loolu dafa naa loolu stratégie boobu stratégie payante la te gëm naa ne war nañu mën a jural résultat bu am solo. d'accord liggéey bi doguma la docteur liggéey bi du doon lu yomb ndax xam nga ni nga ko waxee sànq comité yoo xamante ne ji ña cay nekk dafay bari wax nga fi maanaam ñi koy composé du doon nit ñu néew bu weesoo engagement citoyen bi nit ki war a am bu weesoo patriotisme bi nit ki war a am ngir sóobu ci xeex bi ala kulli yàlla dafay laaji moyen ñooñu dañ leen di accompagner bu dee waaw ci naka. waaw dañ leen di accompagner xam nga lu ñu leen di accompagner mooy maanaam da nga leen rembourser transport xam nga koo yëkkati nga ne ko kaay nga dem accompagner quartier bi dugg ci quartier dox tout le quartier war a jëlaat car wala war a jël taxi pour ñibbi këram il faut nga jox ko remboursement transport loolu benn la deuxièmement boo jëlee nit ki ne ko kaay nga dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi il faut nga protéger ko protection lan la il faut nga jox ko masque il faut nga jox ko masque il faut nga jox ko gel donc loolu yëpp ay accompagnement la loo xam ni suñu jëwriñ muy ministre de la santé et de l'action sociale teg na ko suñu loxo ñun ñi jëbbal leen ko voilà loolu accompagnement boobu ñu ngi koy def beneen accompagnement bi mooy li ngay wax rek mooy engagement citoyen waxtaan ak ñoom xam nga motivation boobu defe naa loolu moo ëpp solo lépp loo gis waxtaan nit ki d'accord ne maa ngi engagé wu pour sama communauté donc leneen li ko ci fekk rek da koy jël rek ne lii dañ ma ko baaxee rek waaye lii am solo mooy son engagement fibre patriotique bi mu dégagé mais accompagnement boobu ñu ngi koy def accompagnement bi amul solo noonu accompagnement remboursement transport la ak accompagnement sur le plan protection nga takk sa masque ñu jox la masque jox la gel aussi. mais est-ce que au préalable warutoon a am maanaam bon séminaire du fi xaj atelier du fi xaj mais maanaam sensibiliser leen parce que nit bu waree dugg ci kër di yeete la logique voudrait que mu yeewu d'abord moom. est-ce que ay ndaje yu mel noonu am na d'abord avant ngeen leen di envoyer sur le terrain. effectivement gis nga ñun lépp ñu jël leen boole leen suñu nu mu tudd stratégie ànd ak ñoom. ñoom ñëpp dañuy subir loo xam ne dañ koy tuddee orientation. ñu ci ëpp orienté lañ leen au niveau du service national de l'éducation et information pour la santé pour wax leen ni nan la ñuy def lan mooy geste barrière nan lañ ko war a defee lan mooy feebar bi nan lay transmettre nan la ñuy def pour moytu ko loolu orientation la mais au niveau de la région médicale aussi gis ngeen fan yii la ci gannaaw 12 districts sanitaires yi yëpp niveau central mooy ministre de la santé et de l'action sociale daf ñu jox moyen ñu jox ko région médicale mais région médicale au niveau des 12 districts sanitaires de Dakar dañu orienter tous les relais communautaires dafa leen formation mais aussi au-delà de Dakar gis ngeen ne suñu convention avec ONFP orienté nañu plus de 4800 nu mu tëddee relais communautaires à travers le pays pour ñooñu ñëpp xam lan mooy geste barrière lan mooy Covid-19 nan lañ koy moytoo voilà ñooñu nag ñoo xam ne renforcer nañ seen capacité orienté nañ leen ñooñu la ñuy àndal pour ñu dugg ci quartier ñooñu nag ñoom ñooy servir encore de relais pour orienter waa quartier voilà et ngay gis aussi ma mën laa jox benn exemple ci Grand Yoff fii avec les 19 ASC bu professeur Djibi Diakhaté yoroon mais ñooñu itam ils sont orientés en plus de ça dama jël benn technicien mettre ko à leur disposition nekk seen biir jury di leen jàppale donc stratégie bi noonu lañ koy defee au préalable il y a toujours une orientation il y a toujours un renforcement de capacité avant ñi leen di bàyyi ñi dem. Très bien waxtaan wi ñoo ngi ci seentu professeur Daouda Ndiaye ñi ngi may wax ne jokko bi ak moom antoogul professeur bu fekkente ne mën nga ñu bàyyi xel
damay ragal njóobeen yi yaakaar na njaayeen bi day ndékki fekk xam naa ci yeneen a ko tëye mais ma des ci waxtaan wi ba léegi ak docteur Ousmane Gueye docteur fàttali auditeurs yi ñuy déglu ne yaay directeur service national de l'éducation et de l'information ci ministère pour la santé plutôt école yi ubbi na xale yi def examen ña nga ca di waajal mais xam nga foofeet bu ngeen def approche communautaire dëgg la waaye sensibilisation beeg prévention beeg yooyu yëpp dafay jaadu ci école yi foofeet am ngeen fa taxawaay. am nañu fa taxawaay parce que boo xoolee protocole sanitaire bi ministère de la santé et de l'action sociale moo ko validé te man mii wax ak yow dama bokk ci sous commission santé bu éducation nationale donc loolu benn taxawaay la. Deuxièmement lu jëm ci sensibilisation gis ngeen ni même laata Sénégal di am cas ñun ñu ngi woon ci école yi bi mu demee ba am cas aussi ñu dugg ci école yi même lancement école de vie ñu jot a def ak le ministre de l'éducation nationale là-dedans actuellement aussi comme dugg nañu ñu ngi dem ci école yi malgré que vraiment maa ngi féliciter éducation nationale travail bu ñu def pour sensibiliser élèves yi pour mettre leen dans les conditions ñoom ak enseignants yi mais malgré cela ñun dañuy ñëwaat encore duggaat ci école yi dem ci par école quelques minutes taxaw dafa leçon de vie expliquer leen xool aussi le dispositif parce que ñoom dinañ auto évaluer seen bopp mais ñun aussi war nañ def li ñu naan suivi évaluation donc ñi ngi def loolu dem di xool effectivement ndax dispositif yooyu ñuy waxante woon ak ñoom au bout d'une semaine 2 semaines bi école bi commencé ba léegi est-ce que dispositif bi ba léegi mu ngi foofu réellement est-ce que nit ñaa ngi koy jëfandikoo léegi réellement et gis nañu vraiment que suivi boobu am na ñu ngi koy respecté et vraiment ñu ngi leen di féliciter de remercier wax leen nag aussi ñu wax sénégalais yi ñi ministère de la santé du bàyyi éducation nationale parce que nous sommes dans une approche multisectorielle donc dañuy continuer di leen gunge ba école di tëj. Très bien maa ngi lay gërëm bu baax a baax docteur Ousmane Gueye. gërëm ci disponibilité beeg ñi ngi ànd ak information yooyu nga xam ne moom nga ñu baaxee ci daan corona gërëm la bu baax a baax duñu la gën a tëye le temps que ñu jéem a xool ndax daañu jot professeur Daouda Ndiaye Aliou dañuy ànd ak auditeurs yi waxtaan ak ñoom ci sottante xalaat ci daan corona 88 628 14 14 ñu taataan ñoom it seen xalaat mu jëm rek ci ay digle ay tegtal ak it lu ñu bëgg a waxtaanee lépp jëm ci ana fan la ñuy jaar ba li nga xamante ne ji moo di coronavirus bi ci réew mi nga xamante ne ji déjà heure bu ñu xëyee yëf yi di gën di yokk ndax ci ni ma ko waxee ba mu duggee ci réew mi ak léegi wax nañu téeméer ak ñeent fukk ak benn doomi aadama yoo xamante ne ji faatu nañu fi 141 décès corona bi it jéggi na dayo ndax 7657 cas moom la ñu wax ne kon moom la ñu am bi corona bi duggee ci réew mi ak léegi juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar waa Kër Docteur it def ci liggéey bu am solo ndax ci 7657 cas yooyu ñu déclaré fii ci réew mi daanaka lépp genn wàll gi sax faju nañu ba wér 5097 cas guéris donc loolu la moo mel ne jamono ji ñaari junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñett 2418 patients ñoo nekk kon ci loxoy docteur Babok ba 24 heures yi ñu génn mooy bilan bi ñu am xamuñu tey loi ministère di indi leneen lu ñu nemmeeku it ci corona beeg fi mu toll bokk na ci cas communautaire yi nga xam ne non seulement dafay yokk waaye bés bu nekk gox bu nekk ak ba muy am bu njëkkoon da ngay dégg ne tel endroit la am wala tel endroit ñaar wala ñett wala ñeent ñoo fam léegi ne dafa mel ne gars yi dañu koy séddoo da ngay dégg fu nekk daal nga fay dégg benn cas communautaire mu mel ne loolu it mi ngi ciw yoon di law bu baax a baax nees di def ba moytu ko ñu waxtaanee ko ci sottante xalaat daan corona 88 628 14 14 allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam ku baax ñoo ngi lay dalal en direct ci RFM di teewlu sa xalaat. Mouhamed Ndiaye ñoo ngi lay ziar bu baax. Boubacar Diarra Kees. ah d'accord sëñ Boubacar. ginnaaw ba ñu sant yàlla ñoo ngi ñaan yàlla nañu yàlla defal jàmm si réew mi jëlal ñu fi feebar bi di mbas bi di coronavirus. amiin. di féliciter encore suñuy médecin ak ñu nga xamante ne vraiment yéenay topp foofu ñu leen di ñuy invité ñuy wax si émission bi di daan corona lépp luñ ci def pour daan corona yàlla ko suñu borom jàppale ñu si may ñu si ndam. amiin. Mouhamed Ndiaye man de population bi askan wi. tey suñu demee ba ñoom ñu xam ne kaa yaa ngi yokk
te cas yi nu muy yokkee day dem ba andil ñun jafe-jafe ñun ñu nga xamante ne tey jii suñuy parents yi ñoo ngi nekk ak ñun ci kër yi nekk ay mag te ñoo xam ne feebar bi su ñëwee si ñoom dina leen sonal kon ñun ndaw ñi ñoo war a taxaw ñun ndaw réew mi jéem a seet nag nan la ñuy jàppalee si collaboration ministre de la santé ak docteurs yi pour mun a liggéey li nga xamante ne tey jii mooy mesure barrières yi waxtaanee ko ba pare jëfee ko ba nga xamante ne tey jii sunu mag ñi ak ñu nga xamante ne ñooy askan bi mën a mucc ci feebar bi. beneen bi si topp aussi tamit am nañu lu ñuy wax service d'hygiène bu Sénégal di liggéey bu extraordinaire mais tey ci feebar bi ñoom dañ ci am pàcc bu am doole parce que tey jii gis naa ne am na ñoo xamante ne tey ñoo ngi daanu su mbedd bi nekk ay mag di génn àdduna te tey ku ñu woo wala ku ñu wax ñu ne bul laal bu ko di kenn jege te dañuy jël temps pour ñëw jël ci kooku te nekk ci biir réew mi nekk ci koñ sa waajur daanu ñu ne génn àdduna bu kenn ne la kenn bu mu ko laal mu jël foofu temps neexu ci biir xol kon maa ngi ñaan ministre de la santé ñoom nañu jéem a seet ak ñu nga xamante ne ñoo coiffé waa service d'hygiène ñu wutal leen ay oto def benn département boo xamante ne tous les régions nga xamante ne loolu su amee numéro boobu la ñuy woote directement ñoom ñu ñëw jéem a seet nu ñuy jëlee kooku yóbbu ko parce que moo gën a rafet. jooyu askan bi la nag. ak nuyu docteur Ndiaye ci kees asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Boubacar Diarra loolu la wax bu fekkente ne gaaña ña nga ca nañu leeral ba ñu xam nuñ koy defee bu fekkee nekkul ñu ci ñu bàyyi xel tawat loole ndax dafay am solo ñu xalaat keneen gan ci waxtaan wi 88 628 14 14 soo tantee xalaat ci daan corona ci rajo Futur Média jël beneen auditeur salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. kilifa gi ñoo ngi teewlu sa xalaat. Jim Momar Mané gendarmerie traité Mbour. ah d'accord mes respects. allo waa ma ne ñoo ngi lay déglu. waaw Mohamed man de xam nga keroog wax naa ci li ma waxoon mooy suñu problème Sénégal yëpp mooy problème mu yar lu mu bokkul kenn mënu caa sottal dara yar bi mooy suñu problème. man damay dox ci mbedd mi Mohamed Ndiaye damay xool ne Sénégal ñiy takk masque boo leen xoolee peut-être 30% la 30% yi 20% yi ci seen sikkim lañ koy def loolu amul sens. amul benn sens te li ñuy wax ne nañu jël mesure kenn mënul jël mesure force de l'ordre yi fi mu ne affaiblir nañ leen kenn respecté ku leen parce que foo wax ba ñu commencé ñu ne force de l'ordre yi dañu fi def nangam dóor nañ diw kii coow li ne ko kenn mënatu la teg kenn ku nekk la neex ngay def déjà da ngay xool les élus moo xam député la moo xam maire la pour lu tax mënuñoo def campagne nañu defee woon campagne ba ñu fal leen nañ ko defee campagne sensibiliser wër réew mi fenn fu nekk ñu taxaw fa parce que jar na ko ëpp na ko sax ëpp na ko te ñi leen fal ci réew mi lañ bokk ñi nga xam ne ñi ngi opposition tey kenn koo ci gis la muy yéene yëpp moo di nañ fexe ba affaire bi échec te bu échec yi nit ñi ñooy ciy loru te loolu moo am te réew mi toll na foo xam ne dëgg gi kenn ñemewu ko toog di ko wax parce que boo ko waxee ñu ne lu tax nangam mais loolu moo am loo xam ne loolu nag ñëpp la parce que ñi fi nekk pouvoir ba ñu nekkee opposition aussi noonu lañ doon def donc Sénégal yar bi moo doy waar tey ku nekk opposition li ngay ñaan yàlla mooy Covid bi échec boo déggoon tey ñu ne tàngam dee na nangam kii ne ñooñu loolu lañ koy ndam lañ koy def parce que boo xoolee ni ñuy réagir ci rajo yi ak télé yeeg loolu rek nga xam ne ñii ànduñoo nit ñi am seen jàmm ci Covid bi donc loolu nag tant que ñu ngi doxee noonu Sénégal ngi doxee te loolu ku nekk xam na ko Sénégalais bu nekk xam na ne loolu la nit ñi doxee nit ñi nag tant que ñu ngi doxee noonu gëmuñu ko ñii gëmloowuñ ko nit ñi bëgg nit ñi li ñu def mu am échec mais loolu réew mi du sotti. mooy fukki di gas fukki di suul rek nit ñi def campagne comme nañ leen fale woon moo xam maire la moo xam député sëriñ si aussi ni leen nit ñi gëmee ñu jóg di wax woote di wax di bu ñu ko noppalu wax woote rajo yu uyu leen ñu wax. donc sëñ bi suma sëñ bi allo affaire bi du sotti. allo. asalaamaaleykum wa rahmatulah.
jërëjëf ñu ngi koy gërëm donc li nga xam ne wax na ko daal gis na ne bon ci li ma jàpp mooy engagement dafa manqué ci ñenn ñi rawatina ci ñi nga xamante ne ji kon dañoo laaj baatu askan wi ba amee ko ñu takkal leen ndombay tànk coono bi ñuy daj ba ñuy laaj baatu askan wi coono bi ñuy daj bi ñu bëggee falu la gis ne jot na aussi ñu daj lu ni toll ngir wax ak askan wi jàpp ci xeex bi ñu jël beneen auditeur salaamaaleykum. waaleykum salaam. kilifa gi ñoo ngi lay dalal ci waxtaan wi. siyaar nañ leen ak tey Mouhamadou. alhamdulilah ñoo ngi sant bu baax. mbaa yaa ngi am jàmm bu baax. alhamdulilah. alhamdulilah kii jot kii léegi li mu wax moom loolu la sénégalais yëpp di dund. Sénégal bii de mooy dëkk naa fex boo bëggee dégg mooy dëkk naa fex lañ nekk nii. dëgg la boo xamante ne fu mu toll nii lu waay neex wax lu waay neex def Covid bi ngay gis nii am na ñoo xamante ne li mu wax nii dëgg la de échec lañ ciy gis chaque jour moom la ñuy ñaan bu ko defee ñoom la ñu wax ci télé yi. député yi ñu falaj wax na lépp. ñu ngi fii ci fan yi di wax ay waxu statut bi nekk Ndar ak bi ñu war a kii ak tubaab bi noot nañoo am na lu gën a am solo loolu mooy yar bi. loo xam te ñun ñoo ko moomal suñu bopp du xaalis moo la koy may nit mun na yaru turu am dërëm. tànk nag Sénégal nit ñi yaruwuñu Mouhamadou. dañuy sonn rek waaye dara du am dara nit da ngay yaru. Rwanda bi ñuy def référence noonu naan Paul Kagame condition yooyu mu teg foofu bu ko tegoon fii Sénégal fii ñëpp génn di coow naan dictateur. jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax a baax moom waa joojee génn doonte waxul turam waaye xalaatam joxe na ko ci tey joxe ko ci dal loore rek la ñuy séntu bu ko defee kenn ku nekk wax ji nga am loo ci jàngee loo ci mën a corriger ci sa bopp nga def ko lépp loo xamante ne ji voilà gis nga ne dafay yàq ñu seet nu ñu ko dundee noonu la di ñaan rek ñiy dugg ñoom it ñu def ne ñi jiitu joxe seen xalaat wax lu jëm ci wàllu sensibilisation parce que combat bi ñun ñëpp ñoo ko bokk objectif bi benn la moo di coronavirus bi nga xam ne mi ngi fii ci réew mi sonal 8 waa réew mi ñu fexe nu ñu ko fi jëlee ñu jël beneen auditeur salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ku baax ñoo ngi lay dalal ci waxtaan wi. waaw Mouhamadou Rassoul Diagne travailleur social premier secrétaire élu du conseil départemental Tivaouane. ñu ngi lay nuyu bu baax jaare ca nuyu waa Tivaouane ak li ko wër yëpp. ñu ngi nuyoo di ziar di nuyu docteur di wax rek ni macha allah mbir bi moom jéggi na dayoo waaye nag sant yàlla ndax autorité yi des priorités lañ ko def en commençant par son excellence monsieur le président de la république ñu ngi aussi jaajëfal ministre de la santé ak personnel sanitaire yëpp. waaye di wax rek ni il faut tamit collectivité territoriale yi dugal ci seen loxo surtout nag collectivité territoriale de base yi muy les communes qui sont en contact direct avec les populations loolu directeur wax léegi lu am solo la mais moom sax da ngay dégg mu ni comme dañoo sori Thiès Diourbel ak Ziguinchor pour le moment Dakar ñu ngi dugg koñoo koñ c'est vrai que mbir mi tar na Dakar waaye aussi Sénégal du Dakar kese donc jàpp naa ne loolu c'est déjà un pas très important mais aussi day justifier rek que ni collectivité territoriale de base dañ ci war a impliqué wu parce que démarche communautaire boobu nag mooy la démarche qu'il faut faire surtout au cas communautaire et je pense que ni bu ñu installé woon cellules yooyu au niveau de tous les quartiers collectivités territoriales yi encadré leen jàppale leen ci ay moyens am équipe de supervision à l'échelle communale liggéey bi dina gën a war a mën a dox loolu daal laa ci amoon xalaat. ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax jërëjëf Diagne Mouhamadou Rassoul Diagne nuyu ñu waa Tivaouane gi yëpp jëlaat bu neen auditeur ci 88 628 14 14 ñu waxtaanee coronavirus bi ak fu ñu war a mën a jaar ngir jëlee ko fii ci wàllu sensibilisation wàllu prévention lépp lañu koy waxtaanee ci 88 628 14 14 salaamaaleykum
rajo Futur Média auditeur boobu dem na dañuy xaaraat beneen auditeur jëm ci li ñuy waxtaane ni ma doon ko junjee sànq muy bilan coronavirus bi ci 24 heures yi nga xam ne kon mujjee nañu ko am ñoo ngi wax téeméeri doomi aadama ak ñeent fukk ak benn yu faatu ci jàngoro ji bi mu duggee ci Sénégal ak léegi loolu kon mooy li fi amagum ci dernier bilan bi nga xam ne moom lañ jot ci 24 heures yi ñu génn nu ñuy def nag ba loolu dakk nu ñuy def ba coronavirus bi ki ngaañam juge fi ñu waxtaane ko ci sottante xalaat salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kilifa gi ñoo ngi lay dalal ci waxtaan wi. maa ngi leen di leen siyaar bu baax. allo. ñoo ngi lay déglu yaa ngi en direct ci RFM. waaw fi ma bëggoon waxee mooy dama yaakaar ne rôle état bi la mu imposé nit ñi ñu sol seen masque parce que man mii dama ci def benn seetlu. dama fekk benn jaaykatu café ma ne ko jaay ma café mu di ma jaay café te solul masque man ko yow lu tax solee masque mu tegal ma addis. nee ma yàlla noppi na ci li muy def yaa may def xam nga ku mel noonu yow boo ko fekkee wala ay xale yu football boo leen fekkee wax leen dara dañ lay jànni xam nga kooku nag bu dee police bu ñëwee bu wax rek ñu topp waaye sensibilisation bi nit ñëpp yëgg nañu ne seen rajo bi sensibiliser nañ. allo mi ngi woon ci ponk bu am solo Aliou xëy na bu fekkee mën na duggaat yeggale waxtaan wi dégg nga ni nga xamante ne ji noonu la ko waxee moo di daal gis na ne l'état doit être plus ferme ndax nit ki ci boppam mënut a forcer nit mu sol masque donc sanction yi la gis ne daal waruñu ko ginnaawal benn yoon solo masque mi auditeur bi njëkk a dugg ni mu ko waxee mooy daanaka fii ñu bari ci Sénégal solatuñu masque ñi koy sol duñu ko teg seen bakkan ni ci seen gémmiñ waaye dañ koy wàcce ba ci sikkim bi xam nga loolu dafay xaw a doy waar voilà mi ngi noonu ñu jël beneen auditeur Aliou allo rajo Futur Média allo kooku jàppandewul àndandoo ak yéen rek ci waxtaan wi sottante xalaat ci rajo Futur Média 88 628 14 14 opération daan corona beneen auditeur salaamaaleykum. yeeg ay bàjjeni gox ak yeneen gëmuñu yooyu. allo. allo. waaw kilifa gi na nga def. waa kay sant yàlla. wante heureusement ba ma duggee waay. alhamdulilah ñu it. mbégte la ñu waaw am ci ànd ak yow waaw. damay gàtt rek parce que xam naa ne heure bi dab na leen dama ni. gis nga Sénégal benn cartouche rek la ñu am ci affaire mbas mi. kii njëkk wax sànq gendarme boobu wax na ko nee na Sénégal dafa am ñoo xam ne dañuy gas di suul. am ñuy gas am ñuy suul. am ñuy suul. soo ko seetloo mooy ñii ñuy wax communautaire yi nekk ci quartier yeeg président kii yeeg maire yeeg yooyu daf lay am ñu leen contre ci gox yëpp. effectivement lu ñu yëkkati ñeneen yàq foofu. mais Sénégal benn man de bu ma commencé dégg mbas meeg léegi benn kàddu laa xam ne bu génnoon xale yu góor yi yëpp. ak jeunes yëpp doon taxaw ki muy xalif généraux des ñu koy waxee sax des confrères yi muy wàllu tijaan muy wàllu murit muy wàllu laayeen muy xalif généraux yi jël seen kàddu wax ne képp ku gëm seen kii nañu takk masque yi ndax lii doomu aadama yi seen dund moo ci aaju du question politique du question leneen question doomu aadama la comme ñoom nag ñoo fi nekk dinu tette ci wàllu l'islam dinu gunge ci wàllu diine waaye nanu génn wax bu ñu génn wax xale yi rek ñoo fi nekk takkuñu. mais léegi xale yi gëm nañu seen xalif généraux. allo. ah loolu nga wax lu am solo la mais ndax jàppoo it ne. maanaam ñi nga xam ne ñoo xam masque yi ak la muy jariñ ak yan xeetu masque la ak lu tax ñu war koo takk. waruñu d'abord dem ci xalifa généraux këri diine yooyu. mais ñoom loolu laa wax ñoom ñoo war a dem seet leen ñaan leen nanu génn wax. voilà parce que xam nga aussi boo nit ki buy santaane booy digle dara day fekk nga xam la ca nekk dëgg-dëgg. waaw wax dëgg yàlla ñun daal sonn nanu waxtaan ci seen biir na kilifa yi waxtaan ci seen biir kilifa yi wax. explication yi leer na nañu ku amul kenn ku xamul li ñu expliqué boobu ba léegi. waaw mais comme li gendarme boobu wax Sénégal dafa doy waar. Sénégal dafa doy waar boo waxee lii ka la dindee mais nag yàlla dogal na ne dëkku l'islam la dëkku diini la nit ñi gëm nañu xalif généraux yi kilifa yi ci kaw nañu waxtaan ak xalif généraux yi génn wax suñ ko deful tabaski jii di ñëw bu nit ñi jógee dugg ci àll bi ku nekk jóg dem dañu Sénégal yëpp ay tàkk maa la wax loolu. ngeen baal maa jërëjëf ñoo ngi lay baal bu baax a baax di rafetlu idée boobu mu joxe moom li mu jàpp mooy daal. këri diine yi ci réew mi ña ko jiite nañu génn wax ak taalibe yi wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen gëm doyloo leen def leen i wasila donc ña këru diine nag Aliou
féetali wuñu ko rek ci ñi nga xamante ne ji ñoo jiite kër yi diine yi jëm ci l'islam donc képp koo xam ne daal jàpp nga ne ña nga jiite ci wàllu diine am nga ci baat ci ñoom donc nga wax ak ñoom ñu farataal solo masque yi waaye li ma wax sànq rek day baax it nag ñi nga xam ne ñoo ñuy solloo masque déjà premièrement mooy ñu jox ñu masque yu doy beneen bi topp mooy bala ngay wax nit ne santal diw lii da nga koy wax loola ana lan moo ca nekk ne ngëneel ak lan moo ca nekk ne ngànte ndax mënoo santaane aussi loo maîtriser wul dafay xaw a doy waar mu mel ni ak lu mu ci mën di doon toog waxtaan da cay jaadu mais également gën a yokk sensibilisation bi naam sax ña nga ca ñu ngi ciy def jéego yu am solo ñi nga xam ne ñoo yore wàllu paj mi yendaluñu fanaanaluñu waaye li wolof di wax rek làbbali fas du doy boo bëggee mu gën a gaaw ñu jël beneen auditeur salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam. Mohamed maa ngi lay nuyu di nuyu say naataango yëpp. jërëjëf ñoo ngi lay fay bu baax. man la Moustapha Mbaye 313. ok El Hadj Moustapha ñoo ngi lay déglu. di la félicité waat tamit yow it. jërëjëf. di félicité El Hadj Assane ndax bu dee wax rek moo doon jëfee wala wax mooy tax yëf yi dañ. naa la ngeen ci war a wax yëpp wax nañ ko ndax El Hadj Assane wax na ci lépp loo xamante ne war nañ ko cee wax. waaye Mohamed dafa am loo xamante ni ci nit ñi la nekk gis nga ñun Sénégal. ñaare dafa am loo xamante ne dañ koy bàyyi ginnaaw te duñu wax te dëgg bu jotee soo ko waxee nit ñi na laan noonu li nga wax noonu la Mohamed da ngay fi dégg ñii di xeex naan dañoo bëgg réew mi am nañ lii mën nañ suñ ma joxee waaye ñoom lu ñu mën ci corona bi. am réew bu ñu ko bëggee tënk ci benn affaire ne diw moo jiite rek moom mooy def ñoom ñi nga xam ne bëgg nañ réew mi am nañ ci sañ-sañ xam nañ fu ñu war a jaar boo waxee ñu ne état moo leen war a woo kon da ngay xaar ñu woo la bi nga bëggee xaaroo ñu woo la bi nga bëggee réew mi xaaroo benn yoon ñu woo la te da nga ne am nga sa alal mën nga am nga ci xam-xam kon bi nga amee xam-xam ci loolu lii war nga ci mën a am xam-xam boo xamante ne mooy sensibiliser génn sa alal bi nga xamante ne moom nga bëgg campagne pour toog ci réew mi wala yor réew mi wala tey nga xam fi nga war a jaar pour réew mi jaar yoon kon lii war na la ci war am nga ci wàll. gis nga kilifa googu li mu wax sañ-sañ la gis nga kilifa réew mi ku ci nekk yaa ngi wax wala yaa ngi sensibiliser ña ngay def lañ war a def leen rek moo def dafa am lu ñu tëlee xam docteur yi ak ñi nga xamante ne yoo yor affaire yi ñooy dem xamal leen ko wan leen na yëf yi lii la parce que sénégalais yi koo wax jeune boo wax xam nga lu mu lay wax gisuñu ko am koo xam ko corona. foo ko gisee ak kañ nga dégg ñu ne dee na ana mbokk mi ça veut dire kon sensibilisation bi am na lu bari lu des suñuy wax nag fii da ngay wax ba suba ku ci nekk naa ne surtout ndaw ñi ndaw moo ci taxaw ni nga caay café boobu muy wax noonu du takk masque barke arxuraan li ci ëpp man dem naa ci boulangerie fii mooy du kii boulangerie yu mag yi nga xamante ne tey ji moom la ñëpp di dem di jënd ay chandise lu leen soo ko tuddee ñaara ñu def na du ñu takk masque barki dem dama laaj waa ji mu ne ma fii dafa tàng boo takkee masque tamit da ngay étouffé. waa mais loolu Sénégal nag kan lañ jëm ci kan lañuy génn ci situation yooyu te nee nañ boulangerie yi léegi dañuy toog ñu fournir la wala léegi yooyu yëpp bàyyi nañ ko kon état système bi mu jëloon yëpp dañ koo tegaat ci suuf amul benn boo xamante ne léegi ñu ngi koy appliqué. gox yi sax ci koñ yi maire yi jaay ton yeeg wala lii dafa gën a ëpp boo waxee dina naan duñ la faale man bëggatuma sax sama doom bi ma ko sant kenn muy dem ci biti di jënd ay yenn lekk yeeg yooyu soit ko buñ ko mënul defar sama kër yi sax léegi bàyyi nañ gis nga yin tegoon ci buntu yi demal Mouhamed wallahi kenn utilisé tu ko kuy dugg da ngay dugg rek doo raxasu takkatoo masque doo def gel dara mais ban réew lañ nekk boo xamante ne tey jii boo fi waxee yenn yi ñu naan non dafa bari wax wala lii ak lii président moo war a def le président kaj waaye yow président sa bopp nga yow. très bien kenn jiitewu la yaa jiite sa bopp. jërëjëf 313 maa ngi lay gërëm bu baax a baax. jërëjëf gërëm ko bu baax a baax ci noonee mu ko waxee ñu jël Aliou auditeur bi mujj ci waxtaan wi 88 628 14 14 allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyoo gi bu baax di la dalal ci waxtaan wi. waaw am naa ci mbégte lool de Adama Dieng laa tudd Touba laa lay woowee. jërëjëf Adama. maa ngi lay ziar di la jox nuyoo Adja Soda sa yaay ji. waaw kooku day bul yam ci sa yaay da nga naan sa lépp. kon sa lépp maa ngi la koy nuyu maa ngi lay jox nuyoo. ok waay jërëjëf. di la jox nuyoo waa Kajoor yëpp nag waa Mérina Dakhar rek waa Ngaye ak dëkk bu ñuy wax Dalax ak Ñaaxeen. jërëjëf waay jërëjëf. waaye di ñaan suñu kàddu fekk ñëpp ci jàmm. amiin waay amiin. Mohamed
man ne li may wax mooy tubaab yi gënuñu noo ragal yàlla gënuñu noo jub ay sanction kese lañ ñu ëppalee. kon li ma gëm mooy faaw autorités yi ñuy yëkkati karawaat gi nag. parce que man fii ma nekk yenn saa yi ba ngay takk masque da ngay dem ci milieu yoo xamante ne dañ lay ree xam nga dem takk masque ci boppam bu ñu nee port masque c'est obligatoire nga dem ci benn milieu yow da nga takk fa masque boo waxee sax dañu naan yow li ngay def lan la. am na ñu naan day yàq sama sañse. fii de boo fi takkee masque dañ lay ree man nag li ma gëm. mooy li ëpp ci mesure yi ñu jël mesure barrière yi moom nit ñi respecté tuñ ko. bëkk dem rek maa ngi dugg ci benn tata mais da ngay dugg ci tata man damaa jàpp ne responsabilité war naa mën a chauffeur bi war naa mën a jël ay responsabilité am képp kuy dugg ci tata boo yoru masque ñun la kon wàccal. dugg ci tata yi nit ñi dañ koy siisaata ba pare kenn du takk masque mais léegi ñun fan lañ bëgg a jëmu feebar bi kon ba pare dañoo bëgg a arrêté feebar bi. damaa jàppoon ne bu ñu lever état d'urgence bi dina may occasion policiers yi pour bëccëg gi ñu mën di wàcc di contrôler port de masque bi. parce que comme guddi gi dañ daan liggéey mais bëccëg gi dañ mën a am temps pour contrôler port de masque bi. wax dëgg yàlla ñun daal bu fukk dee gas fukk di suul day yàgg mais pax du mën a am état bi lépp lu mu mën président son excellence monsieur ak ministre bi lépp loo xamante ni mën nañ ko ñu ngi koy def mais population bi ci boppam ñoo leen di jàppale wut population bi nag faaw ñu wan leen ne feebar bi dafay rey te feebar bi feebar bu am la nit ñi ba yaakaar naa war nañoo dépassé sax fu ñu naan feebar bi am na ak amul nañu jël seen responsabilité te lu ñuy wax ba feebar bi mujjee Afrique dina métti lool ci ñun nañu góorgóorlu xeex feebar bi mu jóge fi ñu jàll ci leneen réew mi économie bi nërmelu na lu di état bi mi ngi koy bëgg mais mënu ko te lépp lii moo ko waral kon daal message bi may lancé Sénégal yëpp di ko lancé fi ma dëkk di waa Touba di ko lancé waa Kajoor nañu bàyyi xel bu baax a baax ni feebar bi am na ñu jël mesure barrière yi xeex feebar bi jóge fi jërëjëf maa ngi lay jox nuyoo Moustapha Sylla nag maire Niakhène. jërëjëf ma leen ñoom ñëpp gërëm nañu leen sant leen bu baax a baax mu nekkoon sottante xalaat Aliou buñ ko def mbirum Pape Cheikh Diallo nañu ko yemale fii buñ ko def Pape Cheikh Diallo nga xam ne da lay woo quartier général nga toog yaakaar ne minuit ngay pare mu jëm ak yow 4 heures du matin donc bu ñu toppee gaañ ak waxtaan wi ak ni mu intéressant yaakaar naa ne ba moytul dëggantaan sax nga mën ne dana am. ba tax na ñi ngi leen di gërëm yéen ñëpp ci ni ngeen àndee ak rajo Futur Média daan corona da ngeen ci àndaat ak El Hadji Assane Gueye moom it nekkit ci waar wi ba tey jëm rek ci lii di mbirum daan corona ndax tey jii ci alxames ji seen émission yoon wi 15h30 ba 16h30 Éric Boudoussou la ci El Hadji Assane Gueye di dalal ñu war a waxtaanee lu jëm ci coronavirus bi ak it pajum cosaan lu mu ci mën mu di médecine traditionnelle. lu ñu ci war a def ana fan dañu ko war a jaar loolu lépp ay ponk la yoo xam ne dina leer tey jii ci alxames ji seen émission yoon wi ak El Hadji Assane Gueye mu ciy dalal Éric Boudoussou gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média gërëm kon ñi ñu àndaloon ci waxtaan yi mu di auditeurs yi woote fu nekk joxe seen xalaat gërëm it docteur Ousmane Gueye directeur service national éducation et information de la santé gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média ci kanam tuuti kon danaa dellu si waat ànd ak Ndoye Bane ak Ababacar ci